asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñoo ngi nuyu àdduna sépp du nuyu képp koo xam ne doomu sénégalais nga du nuyu waa région de Diourbel du nuyu la xalif général des mourides Sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké di ko ñaan su borom bi yàgg fi lool te wér te li mu bëgg ci liggéey Sëñ Tuubaa bi lépp mu am. dégg nañ sax ci màggalu Poroxaan gi version yu bari ñii ne sëriñ bi renvoyé na ko beneen date ñii ne sëriñ bi renvoyé ko waaye lu ci am solo ba am solo daal ne ñépp dégg xalifa bi rek xalifa moom comme am na pôle de communication incha allah bu ñu génnee dañ ci wax lu leer loolu rek moo ci am solo. tey it fi may tàmbalee di wax nit ñi rek saa su ne li ci ëpp solo nañ gëm ne coronavirus tawat la comme tawat yépp bu ko kenn démystifier nañ gëm ne tawat la ju fi nekk ñuy dund ak moom surtout man li may insister en tant que technicien de santé les mesures barrières surtout les masques ak tamit hygiène des mains même bu dul coronavirus sax kenn ku nekk vraiment foo toll war ngay mën di laxas say loxo ba mu set ak savon ordinaire gel hydroalcoolique bi xam nga bu doon alcool képp dañ naan alcool c'est un fixant c'est pas un antiseptique mais gel hydroalcoolique liggéey nañ ko noo xam ne nii day jouer rôle antiseptique kon ku ko mën di yor bu ndaw di ko def sa poche di raxas say loxo dana tax yow sa bopp nga aaru ñi ngay nekkal tamit nga aar leen ça c'est très important. kon loolu ñu bàyyi ko xel da ci am solo lool da ci am solo lool ñu bàyyi ko xel da ci am solo ndax ku ne xam na ne surtout sama mbokku taalibe bi murid yi laay waxal ak képp koo xam ne nii sénégalais nga. waaye lu tax ma ne taalibe murid ñi nga xam ne ni gis nañu Sëriñ Mountakha Bassirou la xalifa général des mourides def ci geste bu am solo ñu ne coronavirus am na mu jël 200 millions def ci boole ko di takk masque di jël les mesures barrières du ko teree jaamu yàlla nag bu julli jotee mu julli ji àjjuma waaw bu farata jotee mu def ko. waaye mesure barrière da koy respecté kon taaliba murid bu ne war nga mën a roy si loolu lii ñu naan couvre-feu nag xam naa état bi sax lajj na ci communication parce que Macky Sall booy xool fin d'année bi ñu koy wax banderole rouge mu ne banderole rouge ak morceau bu xonq laa yemale xam nga loolu soo ko defee day mel ni jeune da ngay woo jeunesse bi ñuy dugg si beneen facette. te facette boobu arrangé wul réew mi kon lii la ko indi yëpp ay erreur de communication moo ko indi parce que lépp mën nañ koo régler à l'amiable c'est-à-dire que di communiquer à temps di wax nit ñi li am ba pare les techniciens de santé ñi nga xam ne nii ay techniciens de santé lañ les médecins les professeurs gën di wax askan wi parce que ku ne xam ne vaccin ñun kenn bañu ko. ñëpp dañu naan vaccin ba ci école yi dañu naan vaccin ak BCG ak pistolet yi ku ne xam na ne poliomyélite vaccin lu ko fi génn mooy lafañ wax dëgg yàlla ku ne xam na ne vaccin am na ci pas de responsabilité mag lu ko fi jëlee nas dem daan demee ku ne xam ne demeetul noonu méningite feebaru jàddaaral nam daan demee ku ne xam ne demeetul noonu kon je crois que ak caay-caay bu ko gars yi doon def ci médecine am na fenn fi ko mën a jaarale bu ñu ñëwoon sibur jamono sibur rek supervision yi ngay defal nit ñi xam ne far jël ko si nga koy jaarale kon nañ bàyyi ay jugement de valeur maanaam di xalaat yoo xam ne nii jaru ko mais nag état bi di communiquer à temps di communiquer ak nit ñi à temps réel c'est très important te it état fexe di am crédibilité ci population bi fexe ba li ñuy wax population bi bañ di leen waxeet bañ di wax di changer ay wax yoo xam ne tey yaa ngi leen nañ tudd ak coronavirus suba nga ne nañ def couvre-feu même couvre-feu boo ko defee dafa am noo koy defee
doo xëy xëy rek décréter ko tey suba nga tàmbali ko kon mbir mu nekk da ngay jël pas à pas di xam ni ngi communiquer ak doomu aadama yi parce que gars yi jeunesse boo leen jaay affaire guerrier ñoom it ñu jaayal affaire guerrier réew mi tàng du baax ci jeunesse du baaxu ci état parce que loolu day indi instabilité am réew te réew mi boo xamee mënatoo ko gérer day indi yenn complication kon communication bi daal je crois que war nañ ko mën a xoolaat bu baax a baax daal couvre-feu beeg lépp tey it ma ñëw dugg tuuti rek ci wàll tuuti politique du ma ci yàgg nag parce que dafa am yu bëri yu may kii ndax il faut que am réew am opposition Macky Sall li mu nekk Sénégal fal nañ ko ñeneen ñi ngi ànd ak moom ci li muy liggéey gouvernement bi kon ku mel ne Ousmane Sonko dañ ko nangu lit moom it opposé gu muy opposé parce que it yàlla su mbor bi ñu sàkk sax moo ñu sàkk ba pare mais du ñëpp ko nangul am loo xam ne nee na julli juróom am na ñoo xam ne julli sax duñ si jaar wala war sañuy jaar wala su mbon lu mu sant li bëgg ci jaam yi sax am ko à 100% kon nag am réew mënul ñàkk opposition kon Ousmane Sonko lii muy opposé nañ ko nangul te li ministre de l'intérieur wax it c'est acceptable c'est-à-dire que réew moo xam ne nii ñi ngi naan am na pétrole am na gaz duñ nangu tamit gars yi di jële alal fu nekk parce que am mal intentionné mën na nekk bitim réew yor ay milliards am ñëw ngemb kenn Sénégal ak nu mu demee ger nit ñi falu jël suñu pétrole jaay ko loolu lépp mën na nekk tout est possible kon yooyu yëpp ñu bàyyi ko xel daal kenn ku nekk bañ a def mbirum parloo kenn ku di xool li nga xam ne mooy jariñ réew mi ñuy xalaatee loolu di doxee noonu man boo gisee politique yu bëri duma ci bëgg di dugg c'est lii moo tax c'est boo xasee ba farfen rek pour nga mën a àtt dëgg dafay jafe kon ñu war a oppose nañ leen bàyyi ñu oppose ñu war a gouverner nañu gouverner tey jéggale di jëlale te it di communiquer ak nit ñi ay vaccin boo fi indee te xamuñu na vaccin nii la daan def nii la daan demee te xamuñu vaccin nii la daan demee vaccin ku ne xam ne bu waree jaar procédure war a jaar ay at da koy def kon en 6 mois boo ñu bëgg indil vaccin kooku communication bu ko war a accompagner warul yomb dëgg la am dul dëgg mais c'est prématuré nit ñi xamuñ na vaccin ni ñu ko def kon nag pour nga dugal ko bopp nit ñi loolu dafay jafe c'est ça le problème kon loolu beneen affaire la kon su ma jógee foofu ma ñëw si premier point bi dinaa wax ci ànd soppi ndoxu Mbàkke bi ci tegu dinaa wax ci wàllu santé diggante Mbàkke ak Touba je crois am na benn clinique boo xam ne ni benn médecin jeune médecin ubbi na ko foofu dinaa ci wax ak centre de santé Mbàkke ak hôpitalu Ndamatou ñoom danaa ci wax danaa yaatal su baax a baax ànd soppi ndoxu Mbàkke kon point yooyu daal mooy point essentiel yoo xam ne incha allah danañ ci wax kon bi ñëwee si ànd soppi ndoxu Mbàkke doon nañ xeex ak waa Sen'Eau lu tax ñi doon xeex ñoom pendant plus de 3 décennies wala plus de 30 ans 40 ans ñu jaay ndox moo xam ne nii ndox mi mën naa wax ne poison la biñ demee ba def analyse dañu xam ne ndox mi nag ñuy jaay am na fer am na présence de fer pour tënkal lu ko ni organisation mondiale de la santé bëggee am ndox moo xam ne doomu aadama war na koo naan noonu la war melu ko ah ñun nag doomu Mbàkke yu jóg na dañuy xeex lii ngir jële ko fi bi loolu amee nag ñu commencé xeex bi ki ko initié mooy El Hadj Mabé Ndiaye mooy président ànd soppi ndoxu Mbàkke ànd ka ak doomi Mbàkke yépp nag waaye sunu biir dafa amoon ñoo xam ne nii wax dëgg yàlla ay doomu Mbàkke la yu nekk bitim réew ñëw daal dañuy dugg ci ndox mi waaye bu ñu demee ba jibi daal xam na ne yàq lañ gën a jege ko defar waaye loolu lijjanti nañ ko ak sunu manière ndax yaakaar naa ne man ngaa jàng tubaab ba mokkal waaye boo ñëwee ñu jàng li nga jàng ba pare yor suñu jikkoy ndongo daara boole ci ak suñu yeneen bagage yaakaar loo aj dañ koy daal di aj kon ñooña comme ñun suñu biir la lijjanti nañ leen ak suñu manière te coow jibut kon
di sant sunu avocat maître Gawane Fall bu baax a baax di doomu Mbàkke ak tamit pôle avocat bi mu ko àndal parce que boo xoolee dossiers yi day xam ne avocat yi moom vraiment cabinet dafa riche ay avocat yi mag la àndal liggéey bi moo tax mu ne la parce que daf na affaire Mabé Ndiaye et 180 autres c'est-à-dire que sunu association ànd sotti ndox ba mu wutee récépissé bi mu yéex a génn te procédure bi di dem avocat bi dafa trouver stratégie na da ngeen wut président bi ak yenn facture lu toll 180 facture ñu dugal loolu en attendant liggéey bi tàmbali ci le bureau ànd soppi ndox Mbàkke bi nga xam ne ñoo nekk biir Mbàkke ñu nekk ci terrain bi te nekkul ñu fa muy le vice président de El Hadj Mabé Ndiaye di Serigne May Seck moo nekk président conseil de la jeunesse di xale bu dynamique vraiment nekkal ñu fa mel ne ñun ñoo fa nekk Cheikh Mbacke yéen secrétaire général bi France la ne woon dellu na fan yii sax waaye macha allah toog na at moo xam ne toog na foofu ci di xeex bi El Hadj Madiaw moom it Mbacke la nekk vraiment moom it yor xeex bi 180 factures yi daanaka majeure partie bi moo ko dajale ànd na ko El Hadj Mabé Ndiaye président bi ay naar gi chargé de la communication ak waa bureau ànd soppi ndox ba ak comité directeur bépp su ne defee stratégie boobu dajale 180 factures ñu boole ko kii El Hadj Mabé Ndiaye ñu déposé ko si lañ gagné procès bi laa lay indi mun a affaire Mabé Ndiaye et 180 autres SNO. Je vous prie de bien vouloir noter que par ordonnance de référé numéro 31 du 9 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Diourbel a désigné le laboratoire de chimie eau de l'Institut Pasteur pour procéder à l'expertise et déterminer si l'eau distribuée aux populations de la commune de Mbacké par la CEDO répond aux normes de portabilité bactériologique et physico-chimique édictées par l'Organisation mondiale de la santé, pouvant être utilisée comme l'eau de boisson destinée à la consommation humaine. Votre prélèvement s'effectuera à 4 niveaux des quartiers suivants: 6 à la commune de Mbacké, Paleen Est, Paleen Centre, Mbacké Xewar, Escale, pour un délai de 2 mois. kon ñoom fii lañ mujjee ñoom biñ demee ba bañ na duñ def expertise bi ñu yóbbu leen tribunal la leen lu lii waa ànd soppi ndox Mbacké bëgg da ngeen koy def kon ñu gagné nañ leen si procès boobu kon lu ñu sant sunu avocat maître Gawane Fall baax di ko ñaan yàlla ko Sëñ Tuubaa fayal boppam ndax lii kat bi nga ko yëkkatee avocat yu bëri nekk nañ Mbacké kum ci woo def da ngaa bañ nga duma ci dugg mu jël ko doxal ko boppam di def ay moyens boppam ànd soppi ndox Mbacké joxuñ ko dara ba gagné procès bi kon merci Cheikh Gawane Fall ñu lay sant te xam ne lii nga def ni Mbacké nga ko defal mais dañu am na ñoo xam dëkk nañ Mbacké waaye dañoo croiser les bras kon ñu ngi lay sant ci ndam li moom jàpp nañ ne sa ndam la ndam li sax bi ko amee am na ñoo xam ne nii am na koo fa yónni woon pour mu récupérer mu doxee ci neneen waaye loolu rek récupérer nga ko tey kon ñu ngi lay sant bu baax a baax loolu duñ si sori parce que comme lu jàll na kon ñu xamal waa Mbacké ne ñaari weer yi la ñuy defaat prélèvement bi yóbbu ko Pasteur pour jéem a gañewaat seen eau pour ñu jéem ñi defal ñu ay ndàmpaay fay facture nag bu kenn dafa di Mbacké ku fay sa facture ñoom sax ñi mu ñëw distribuer facture fi mu toll nii ku fay sa facture yàq nga sa xaalis loolu dañ leen koy répété képp koo xam ne fay nga facture yàq nga sa xaalis te 90% wala 95% waa Mbacké fay ñu actuellement ne kon 5% yi des te xamuñu ko nañ ko yëg vidéo bi na jàll partagé leen ko fu nekk bu kenn fay facture parce que procès bi gagné nañ te incha allahu rabbi dañ koy gañewaat kon bu ànd soppi ndoxu Mbacké ñoo ngi sant bu baax a baax le président El Hadj Mabé Ndiaye et 180 autres factures yi nga xam ne moom lañ dajale ndax bu nekkutoon ñoom a tey ji procédure bi dana yeex mais lépp bureau ànd soppi ndox Mbacké moom ñoo ko liggéey ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di xam ne lii rek moom la nit mënal ab dëkkam suñ jógee foofu ñu ñëw ci wàllu santé dafa am benn jeune boo xam ne nii Mbacké la dëkk
bi mu defee thèse ak léegi ñaari at lay daaw la ko ma daaw ji ñaari at lay toll nekkoon hôpitalu Mbacké nee nañ ma sax première année ba daanaka 5e année ba 6e année heure bu daan jël vacance bi daan ñëw Mbacké centre de santé nañ ko daan jox bureau muy consulter maanaam fa lañ ko tàggatee. kon tey loolu du ma tey médecin chef bi nga xam ne nii mooy madame Mbacké ba fa nekk daf na la war a def dëgg yàlla ndax doomu Mbacké la toppatoo na ko ba tey jii mu mën a dem ba soutenir daf teesam waaye jeune boobu nañ ko xamal ne ko man ki ko luyee kër gi mu def clinique sama bàjjal la le honorable député Kenne Mbaye moom sama bàyyi ñoo bokk benn ndey maa ngi ko ci interpellé parce que médecine du noonu un jeune buy dog di génn donte jàng nga mais médecine expérience soo demee bay beru sa bopp war nga mën a dajale yoo xam ne nii jànkoonteeg hôpitaux yi xam urologie gynécologie odonto war nga mën a jaxase yooyu ba pare pratique ko ci terrain bi ba mu saf sa yaram médecine beneen mbir la du am njàng rek théorique la ak pratique kon soo teelee beru mën nga def dégâts yoo xam ne nii yow doo ci rendre compte kon da ngay escanter population bi kon clinique boobu ñorul c'est ça la vérité clinique bi ñorul même boo amee problème médecin chef district bi da nga war a jàpp ne lu mënti doon rek mënees na koo lijjanti parce que ñun Mbacké lu ñu soxla santé publique lañ soxla wuñu ay clinique fa dañu bëgg Mbacké am ay hôpital de niveau 1 niveau 2 niveau 3 ñu régler problème population bi parce que clinique bi booy xool nga dem Sanda Mbacké dagg ticket bu 500 wala 300 boo dem si clinique bi tey da ngay ticket bu 4000 nga dagg wala 500 kooku rek li wut population te nit ñi lu ñu lekk la ñu taal kon jeune boobu su ma nee deltuwaat ginnaaw mu xam ne loolu ñorul ñi ngi ma ci wax sax ay taux de décès yu mu commencé di am loolu nag danaa ko gëstuwaat parce que wax nañ ma ko te maa ngi koy gëstu ñaar technicien yu santé wax na ma ko loolu dinaa defar ay gëstu yu leer waaye ce qui est important mooy Mbacké li ñu fa soxla mooy ay hôpital niveau 1 centre de santé EPS établissement public de santé hospitalier niveau 1 niveau 2 niveau 3 loo xam day am ay bloc opératoire day am ay radiologie day am échographie yi yëpp loolu soxla nañ ko ci baax a baax kon jeune boobu ñu ngi koy interpeller mu seetaat boppam te xam ne loolu mu yàq noonu togg gi ñoragul ñu dugg tuuti hôpital Ndamatou comme ni ma koy wax dëgg médecin directeur hôpital Ndamatou bi muy Moustapha Souna affecté nañ ko hôpital bi ñu ko affecté dañuy xaar mu réceptionné bagage yi fa dem mu dem fa ñu li ñu si intéressé mooy na génn hôpital Ndamatou parce que feneen fu mu mënti dem dana am syndicat feneen fu mu mënti am dana jëflante ak moom parce que hôpital Ndamatou mbuuma njaam nga ñuy dund lañ bëgg mu dagg définitivement kon loolu ñu ngi interpellé état du Sénégal xam ne loolu yàkkante nañ ko tey di sant bu baax a baax Soukandeela Diouf bi nga xam ne moo nekkoon directeur des ressources humaines te madame Awa Fall Diagne remplacé ko titulaire en master en gestion de projet remplacé ko kooku ñu ngi si sant bu baax parce que moo nekkoon pion docteur Souna mi nga xam ne moom la doon xeexee ku mu bëgg a affecté wala ku mu bëgg a song Soukandeela Diouf mii moo ci daan dox kon nag loolu li may wax ne c'est la fin de règne film bi moom jeex na il faut que bandi yi dee loolu mooy dëgg kon waa hôpital dégg naa sax ñi fa nekk ñi war a signal ñi fa def ay 18 ans 15 ans 20 ans dégg naa bu leen war a signal ne non mënuma leen signal mën njaay li muy wax tax mënuma leen signal ma xamal na ñooñu nag kii li muy wax bu leen ko faale c'est la fin de règne c'est fini dafay dem su leen signal keneen ku ñëw dana leen signal moomu njaam gi foofu dagg na bi may jël xeex bi nag kenn ku nekk doon na wax mën jaay ki ngay xeexal voilà dafa am doole dafa mystique nangam na mën a ko kii bul sax sonn xam naa fi ma koy jaar te dinañ ko dóor te dina dem 4 appui te la ma ko waxee woon noonu la demee c'est la fin de règne c'est terminé parce que liberté nit ñi rek jaral na ma barki Serigne Saliou Mbacké liberté doomu aadama yi nekk foo xam ne dañ jàpp mbumba njaam rek jar na ko sa fa mu yaakaar ne nag information fa lay jógee moom xamul ne ñi ko gën a jege sax ñoo ko gën a jëppi c'est ça la vérité ñi ko gën a jege ñoo ko gën a jëppi kon loolu
liñ si amal importance rek mooy xeex bu noble lañ doon xeex boobu jeex na. sunu gars yi nga xam ne woon nañ ñi ngi woon Jurbel kooku duñ ci wax parce que mu ngi si instruction ñoom daanaka la ñu pare xam nga nit moom boo dee xeexe moom doo xam fu mu jëm moo tax du ma ci wax si saa suñ génnee nag te diir bu gàtt dañ leen gis si bi saa suñ génnee nag incha allah danaa leen leeral yu bëree bëri ñoom it bu ñu génnee danañ am nuy wax baax na jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di sant bu baax a baax nag la ma doon wax rek keroog bi mu wàccee secrétaire am bi nga xam ne ni mooy secrétaire bu nekk ci kaw keroog bi mu ko wàccee jëlee ko foofu yóbbu beneen service nee na da koy jéem a suufeel moom tegu sa ñaari fan si la note de service am génn ñu jële ko ci hôpital tey li may wax saa su ne jigéen ñi ni ngeen fexe di li am seen ngërëmal borom kër secrétaire boobu jëkkëram borom këram da koo gërëm moo tax kenn koo gërëmul it amul sens sëñ Tuubaa dafa saa jox penn job bu la sa borom kër gërëmee yàlla suñu borom da lay gërëm kon di jéem a sàkku ay gërëmu directeur yoo xam ne ni ay promotion canapé lañ nekkee ci hôpitaux yi yooyu amul njariñ kon secrétaire boobu ñu ngi koy sant bu baax te xam ne dignité am vraiment àdduna sépp vraiment loolu la ñuy seede parce que dignité la fa doxee nit foo liggéey pendant plus de 22 ans kenn xamul loolu bon kenn mësul dégg ñu ne secrétaire moo génne bii secret pendant 22 ans kooku la wax dara da laa tooñ noblesse lañ ko xamee kon moom ñu ngi koy sant baax di ko gërëm ndax bërki dem rek màggalu borom këram gi rek borom këram gërëm na ko ci kanamu doomu aadama yépp kon loolu lépp loolu rek doy na loolu rek ndam la kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu